ay mag booy waxtaan ak ñoom laaj na nga janoog ñoom fekk leen fu ñu ne pour wax leen la nga xam ne moom liñ leen yéene naka la tëddee parce que réeroo amul ñàkk waxtaan moo am kenn nag amul dëgg ku dul suñu borom kenn amul dëgg ku dul suñu borom mais nit am nga sañ-sañ yéene nit ki mais bu ci yàlla àndul sax du àgg yéene boobu nag ak respect bi ñu am ci yéen moo tax ñu yegsi fi yàlla mi nga xam ni mooy liir ci xol ku ne ñun giiñ nañu suñu borom li nga xam ni yéene na leen ko te mooy lu baax yàlla na leen dal bu dee lu bon yàlla nañu dal nun loolu mënuñu paase foofu parce que yàlla moom kenn du ko nax te bés koo gis rek bés daa layoo ak sa bàmmeel nit ki daa xeex alalu àdduna alal bi nga xam ni doo ko sax fekkee ndax yàlla mayul kenn dafa dénkaane rek nit dina xeex nguur waaye nguur bu dul jeex amul bu dul suñu borom bon nag nañu fabaat yépp delloo ko suñu borom loolu rek moo am solo bu loolu paasee bi ñuy ñëw itam booy gisanteeg ay mag nga xam ne suñu ay waajur lañu la am solo mooy bi ñuy ñëw dañuy ànd ak conseil d'administration IPRES yépp dans toutes ses composantes ñu taxaw fi janoog yow nit ku dul wax dëgg doo janoog nit mukk déedéet da ngay daw waxtaan mais comme li ñuy wax dafa dëggu ci ñun te ñu yaakaar ni moom moo gën ci retraité yi moo tax ñu ñeme ñëw janoog ak yéen bi ñuy ñëw ñu ànd ak conseil d'administration bi il faut que ma lim leen ndax ñooñu ñooy dogal amaana am na président amaana am na directeur général waaye ñooñu dañu exécuter la nga xam ne administrateur yi nga xam ne ñoo séq conseil d'administration bi ñoo ko dogal yéene bu ñu munti am te ñoom ànduñ ci du sotti ndaxte kër dafa am nu mu tëddee organe bi gën a am importance ci IPRES mooy le conseil d'administration ba nga xam ne ñu ko séq moo di travailleurs yi patronat ak état ñun lépp lu ñuy def rek dañ koy lal ci dëgg parce que dëgg rek mooy mujj ba ñuy jëkkee sànq directeur général wax na ko bi ñuy jógee ci trimestre ak bimestre amaana sax boobu jamono kenn laaju ko woon suñu xalaatu bopp man maa proposé woon conseil d'administration te ba ma koy jëkk wax sax ñu bari seen xel dafa nekkoon ñaar loolu ci man la jóge parce que wax dëgg itam parce que dañuy fàttali jógewul woon sax ci retraité boobu tam parce que da ngeen jékki-jékki rek ngeen dégg mbir mi ma ci waxtaan sa yow ci man mii la jóge woon man maa ko proposé woon bi ma ko proposé mu am ñu am seen xel ñaar ma ni leen nañu waxante dëgg Sénégal def fi lu baax da yomb boo amul xol lool daa xaddi ndax nit ki dañ koy yéene lu baax mu foog ni yaa ngi koy jëmale ci mur bi mu ne waaye gëm yàlla rek moo fi am solo ma ni leen ku nga xam ni day fayeeku 100 000 francs par trimestre boo ko xaymaa par mois ça ne fait que 33 000 ma ni pour que gouvernement bi ak état bi xam ni pension yi dafa faible nañ ko def 2 mois bu boobaa daañu xam ni pension yi jarul dara Sénégal parce que daañu xool montant yi daañu xam ni 2 mois lii ku ko am mënoo ci dund ñu dem ba conseil d'administration bi ñu bokk ci xalaat ñu def ko de 3 mois à 2 mois c'était en 2007 boobu temps ma nekk ci boppu conseil d'administration ma ni itam ci kàttanu suñu borom fas nañu yéene def augmentation yi ya nga xam ni daañu dem ba jimmi jamono la nga doon fayal ko ñetti weer yi dina nekk ci ñaar te loolu ñëpp seede na ni loolu am na mais yàlla mu baax mi xam nga chiffre 7 ci jullit am na importance 2007 mën a woon 2017 yàlla indiwaat ma proposé loolu am na mandar ma ni itam
ma ni bu fekkee ni que dem nañu ba nga xam ne kuy liggéey weer bu nekk ngay fayeeku mais jaadu na itam boo retraité ngay fayeeku weer bu nekk. Directeur général Mamadou Sy Mbengue wax na ko at yi yëpp passé 10% yu ne yokk nañ ko ci ba mu nekk 40%. te même avance bi nga xam ni nit ñi ñu ngi wax ni avance la fii ñu ngi Cees kenn mënul nax kenn ndax nit ki kuy nax yaa ngi nax sa bopp. yàlla gëmul nelawul yàlla gëmul nelawul te àq yooyu yàlla nañ ci yàlla musal. donc même avance bi ñuy wax kooku may la di lu tax ma ni may la buñ la defalee avance ba nga xam ni yokk biñ ci yokk bi jaa ngi koy fay sur 30 mois presque 3 ans xanaa 3 ans ñaan nañu yàlla at bu nekk ñu yokk 10%. ñuy woo leen Dakar ma ni fa Macky Sall di recevoir ganam yi bu ñu ñëwee chef d'état yi foofu laay recevoir suñu bàyyi ak suñu ndey ñu ànd ak ñoom añandoog ñoom waxtaan ak ñoom saafante pour xam naka lu ñuy doxalee mbir mi ma ni leen yéene rëy na waaye nag yépp dañ ko teg suñu loxo borom. am na lu ñu defoon mu am ay gàllankoor nañu fexe ba buñ koy tegaat ñu tegaat ko ci yoon te ñëpp ànd ci anam yi ñu def ko nu mu gën a rafete ñu dem ba ñu ni xam naa lii sax ñi fàtte nañ ko déedéet góor ci kàddoom fàttewuñu woon dara boobu daal ñu ngi liggéey di xool naka la ñu mun defee mbir mi ba mu sedd ci retraité yi ñu woowaat fa ñu dajee woon King Fahd Palace ñu dajeewaat fa IPRES ba mu dalee am 1958 ba tey si suñu conseil d'administration bii ngeen mosee gis ñu woo retraité yi Dakar pour waxtaan ak Sénégal yëpp ma nga soog a am gis ngeen itam ca jamono ñi fi nekkoon ci jamono plan Sésame bi gouvernement waxee affaire plan Sésame IPRES moo ko jëkk mettre en application ma saisir conseil d'administration ñu mettre en place à l'époque 300 millions d'office ñu ñoo ci jiitu woon état yéen mën ngeen ko seede bon nag ñun jóguñu ci wut la nga xam ni moom mooy yokk niveau de vie retraité yi parce que ñun réeréewuñu tey ji retraité bu nekk yaa ngi dundal fukki nit sa biir kër retraité mi ngi fay ndox mi ngi fay électricité mi ngi fay téléphone loolu ñun xam nañ ko ak jàngu xale yi sans compter que mag ak jàngoro ñoo ànd koo ci gis dégg ma am na feebar dégg ma bi nga xam ne yaa ngi koy faj bu dul hypertension di diabète bu dul diabète di prostate ak leneen ak leneen ñu bàyyi xel itam suñu yaay yi nga xam ne itam seen ay borom kër nekkatuñu fii te ñoom tamit ñu amee kër yi ñu ne itam il faut que ñu am lu ñu def parce que léegi DG wax na ko avec beaucoup de clarté moo di que nit boo liggéeyee benn at bokkul ak nit ku liggéey fanweeri at nit boo liggéeyee benn at ak ku liggéey ñaar fukki at wala lu ko topp mu ñu leen yem pension poids yi mënul mu nekk benn marché boo fa demee ak ñaar téeméer ka dem ak ñaari junni moom la pañeem di gën a diis dañu waxante dëgg waaw loolu na mbir mi demee ka nga xam ne itam moo gën a cotiser cotisation gën a yàgg te salaire am gën a kawe bu jotee bu restitution jotee kooku lu ñu koy jox moo ëpp moo tax sànq DG wax na ko ni kuy liggéey ni sam pension de cotisation nañ ko ni yow ñaata at nga liggéey boobu jamono ak ñaata nga doon fayeeku parce que suñu biir bu ñu waxantewul dëgg rek du baax ñu ni nag itam IPRES am na la nga xam ne ma ngi koy def waaye ñun lu ñu leen di defal dañ ci koy def ngeen teg ci seen bët am na lu ñu waxoon ci trimestre ba bimestre gis ngeen ko am na lu ñu wax ci bimestre ba mensualisation ku la jox añ bu la diggee reer nga buñ ko gëm parce que dafa am li nga xam ni mënul ne
mooy lëkk lu mu mun a daw boo ko tegee mu taxaw IPRES am na li nga xam ni mën na ko am na li nga xam ni mënu ko bu loolu paasee ñu ni lii ñu yéene retraité yëpp mënuñu ko def te dugaluñu ci loxo état ma jot ndigalu conseil d'administration bu IPRES pour que me saisir monsieur le président de la République Macky Sall pour la défiscalisation des pensions de l'institution ba ma ko bindee bataaxal ba loolu doy ma dem seeti Macky Sall këram bés boobu fa laa reer rek moom mu ni ma Racine lu ngeen yéene IPRES yi yokk leen ko ndax IPRES yi lu leen defal rek jar nañ ko ndax Macky Sall ni ma dëkk bi bu tolloo fii ñu toll mag ñee ko fi indi ñoom ñoo xeex indépendance du Sénégal te développement Sénégal bu tolloo fii mag ñi ñoo tax mu ni ma ëllëg conseil des ministres dinaa lire lettre ba nga ma jox te jàppal ni la ngeen ma laaj yépp nangu naa ko yemul ci loolu ba mu ko waxee conseil des ministres ministre des finances Amadou Ba ni ma 18h na nga ma seet si sama bureau ma ànd ak moom ànd ak suñu doomu ndey Mansour Sy ministre du travail ñu dem seeti Amadou Ba ministre des finances ak ay administrateur mu ni ma jot naa instruction président de la république mu ni ma président nee na ma à partir du 1er janvier 2017 bu ñu tegati benn lempo pensionnaire u IPRES dama ni que bulletin bi nga payoor bi nga xam ne jox nañ leen ko ci pension yi mujj yi impôt mi ngi ci xam ngeen IPRES day fay par anticipation loolu ci bulletin bii di ñëw non seulement du ngeen ci gis impôt yi mais lan leen jotee dagg ci li ngeen jot nii dañ leen di ko delloo ci mois bi di ñëw waaw dañ leen di ko delloo parce que IPRES du laal lu mu moomul comme gouvernement bi nee na que amatul prélèvement sur le plan fiscal fay nañ leen par anticipation tiré ci l'impôt bi buñ leen di fayaat weer bi loolu ñu leen retiré woon dañ leen di ko delloo parce que yéen yéen a ko moom Macky Sall moo leen ko may loolu lu am solo la te itam ñu gërëmee ko ki nga xam ne itam moo ko def ndaxte bi IPRES laloo ba tey en 1958 loolu guléet mu am gouvernement bu am audace su def loolu lenn nag xam naa ko ñun de man dama yàgg di wax ni lem ci làmmiñ moo gën lem ci nopp lañ leen indi li nag lem bu saf sàpp la saf na suukar lool te daa ngay ci teg seen bët bu soobee yàlla